mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewlu gi ñu dikk nag ak yéen ci seen premier numéro émission gi ñu duppee ci yoonu penc ndawi réew mi ñu lal ko nag ci doxalinu campagne bi fii ci diaspora bi waaye it ak i candidat yoo ñu bëgg a samp rek ndax ñu toogal diaspora sénégalaise bi ci bitim réew fële nag nga xam ne moo di penc ndawi réew mi. naka noonu fii ci réewum Italie ci njeextalu ay bés gi ñu génn nag demoon nañu nag topp rek li nga xam ne mooy ñaari meeting te nag ñaari coalition yu mag yi jëm ci jongante bi te nekk fii ci réewum Italie bokk ba tey ci circonscription Europe du Sud amaloon nañ ko mu di coalition Benno Bokk Yaakaar ak intercoalition Yewwi Wallu. naka noonu nag laata ñuy xuus rek ba mën a xam nag lan moo ruus ci ñaari meeting yu mag yooyu laaj nañ nag sénégalais yi di dund fii ci Italie lan moo di rek seen xalaat ci lu jëm nag ci élection yi nga xam ne moom la ñuy jublu ci 31 juillet tontu yi lañ ci indi. Moustapha, on va vers des élections le 31 juillet naka nga gisee engouement des sénégalais fii ak lan tamit nga ñaax la communauté sénégalaise vers ces élections qu'on va comme ça. Merci beaucoup El Hadj si question bi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm wax dëgg yàlla di sant aussi la communauté sénégalaise ndax gis nañu ne am nañu patriotisme ndax gëm nañu seen réew nekk bitim réew taxut ñu bañ a xam ne ay doomu Sénégal lañu de telle sorte que échéance yëpp dañ koy respecté lépp loo xam ne war nañ siy voté dañ siy voté kon ñoo ngi ñaan yàlla échéance yi ñu jëm mi le 31 juillet yàlla nañ si àgg si jàmm ak salaam ñu voté si jàmm ak salaam mu jeex si jàmm ak salaam et que le meilleur gagne yàlla defal nañu ne amoon nañu ñetti député ñaar ñi wax dëgg yàlla ñu xamoon la muy Mame Diarra Fam ak l'honorable Nango Seck macha allah wax dëgg yàlla li ñu mënoon yëpp def nañ ko ñoo ngi ñaan ñëpp képp ku si bokkaat it yàlla na suñu borom jàppale ba nga am ndam nga xam ne it sénégalais yi ñoo la yónni député du peuple nga la nga war a def yëpp nga def ko pour maanaam diaspora bi ak peuple Sénégal bi yëpp am si ndam leneen li aussi ñoo ngi ñaan yàlla le 31 juillet que ñu dugg ko si jàmm maanaam dañu nekk en 2022 gis naa ne nit ñi nag am nañu maturité bi parce que dans le respect gis naa ne parti yëpp sans exception kenn ku nekk booy wax yaa ngi siy def yar ak teggin et am naa yaakaar ne loolooy am aussi bisu élection yi muy lan kenn ku nekk jël sa carte ñëw votel ka la neex delluwaat sa kër si jàmm ak salaam que le meilleur gagne daal. Moustapha tey boo gisee candidat yi fi nekk pour yow boo doon ñaax lan nga leen ñaax. waaw li ma leen di ñaax lenn kese la maanaam ñu gëm ne lu mu bon background bi nga xam ne am nañ ko fii maanaam expérience bi nga xam ne am nañ ko parce que jàpp naa ne ñoom ñëpp valable nañu. Je pense parce que normalement boo demee ba ne dama posé suma candidature bëgg a doon député de la République du Sénégal doon député de la diaspora parce que looloo am war ngaa mën a xam dëgg-dëgg tous les problèmes de la diaspora parce que yow kaddu googu da nga ko war di yóbbu say su ne ak loo mën a wax parce que député du peuple nga tous les 17 millions ou 16 millions de Sénégalais mais diaspora bi moom war ngaa xam seen yitte war ngaa xam maanaam li koy mën a faj war ngaa mën a xam nan ngay doxee ba maanaam gouvernement bi wala maanaam l'assemblée di la mën a dégg ba projet de loi boo fa teg maanaam ñu mën ko adopter voter ko sans problème li ma leen di ñaax it mooy lenn muy ñu gën a am déglu ak écoute ci sénégalais yi parce que nag bëri nañu problème on a beaucoup de problèmes rawatina nos enfants donc ñu coacher leen ba la fierté d'être sénégalaise gën a nekk ci ñoom. syndicaliste baa wax wala boog citoyen lambda baa wax daal ci problématique yi. Citoyen lambda bi moo njëkk a wax beneen bi aussi syndicaliste yi par force parce que c'est dans la nature parce que damay wax ne lépp loo def 20 ans rek expérience am nga ko si kon damay wax ne le syndicaliste dana wax ne ñun dañoo nekk si réew mi am nu mu structuré woo ñun italiens yi ku leen xam ne dañoo demoon si yeneen réew liggéey ji am expérience delluwaat ko seen réew kon damay wax ne ñun la diaspora expérience boobu ñu am yàlla nañ ko mën transmettre ñi nga xam ne ñoo ñuy représenté ba ñu mën a maanaam mu doon au moins copier-coller te copier-coller ku ko def jàpp naa ne di nga def benn coupe-circuit ba fa ñu bëgg a àgg si soit 10 ans Sénégal émergent ñu wees ko. nit ku nettam day fexe bañ a def luñ koy xeebe mbaa luñ koy yabe man daal li may ñaan mooy yal nañ si yàlla yóbbu di ñaan aussi ñi dal ku yàlla dogal ne yow la rek ñu xam ne loolu la yàlla dogal mais nag ñaan daal na ñëm nekk si jàmm dal élection la aussi itam ñu yërëm ñu ñun aussi di ñu jàppale
ñu ngi koy ñaan ñi nga xam ne ñoom la fa seen kàddu toll wala ñoonu gën a jege nu ñu koy waxee nguur gi ñiy falu ñuy tëm bañ a ñëw wax rek dem nañuy faxay la ñuy wax ñu koy jëfe bu fekkee ne mënoo sax 100% yëpp waaye nga am lenn loo xam ne déwén boo dellu sa waatee si nit ki di ko wax dina la déglu dina la mën a déglu si wax ba nga koy wax ndekk am nga loo ko waxoon daaw mais li nga ko waxoon daaw am na benn boo xam ne gis na ko kon dina la déglu mën naa mu amaat beneen boo xam ne dina ko mën a dégluwaat si yow moom daal loolu laay ñaax aussi di ñaan yàlla rek yàlla yóbbu ñu si jàmm di wax ne ku fa dem wate boo paree na nga ñibbi sa kër parce que fi dëkku jàmbur la bu ñu fi def dara lu ñu ñuy xeebee wala lu ñuy yebee ñun Sénégal waruñu mérito wuñu loolu man daal loolu laay ñaax sama bopp di ko ñaax jigéen di ko ñaax góor ñi di ko ñaax ñëpp. gannaaw ci li sénégalais yi xalaat ci jongante yi mu ñeel ba tey député ya leen di toogal fële nag nga xam ne moo di penc ndawi réew mi ci ayu bés gi ñu génn rek coalition benn bokk yaakaar amaloon nañ nag am meeting bu mag fële nag nga xam ne moo di diwaani Bergamo Fatou Dupont ak Ibrahima Ndour bokk nag ca candidat ya ñu samp ca coalition googu yëkkati nañ ci ay kàddu ñu teewlu leen. moom nga xam ne mooy may ba nit ñaan moom dañ koy ñaan mooy ñu koy ñaan yàlla na yàlla may ndax ñu ànd ko yéen ndax ñii jóg tey man de sama xel doole dal na macha allah parce que gëm na ni yàlla may mais ku ci nekk ci yéen man boobu man fàtte moom ñii di ànd ak man ak di ma encouragé ak di ma jàppale wu ma lenn ndax gëm gi nga xam ne gëm na ko yàlla mais gëm gi nga xam ne gëm nañu ak motivé Fatou pour que mu nekk quelque chose dans ce parti-là kon li nga xam ne nag moom la ñu am yéene def du leen defuñu politique politicienne defuñu politique boo xam ne wax dëgg yàlla dañuy ñëw rek naan leen boo leen ñu votelee dinañ leen defal ñu vote leen dañuy ay gor nag ay gori seen wecc dëkk ak yéen ñaar fukki at ak benn ñaari fan bu ñeent fan xam li nga xam ne moo am fii ci réew mi di yaay di épouse di faat xam li nga xam ne moo xew ci réew mi xam tolof yi nga xam ne sama mbokku jigéen ñi koy dund xam tolof yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñi nekk Italie ñu ngi fi di ay jàmbaar di ay bokk waa Italie bokk nañ ci ñi nga xam ne dañuy dugal ci Sénégal bokk ñu ko kenn muy góor ci jigéen mag ak ndaw ñu leen di tàllal loxo di leen wax ngeen woteel Benno Bokk Yaakaar. fi ñu toll nii sol bu rafet toog ci saal bi te amoo bii amul benn njëriñ mala boobu amul boobu Diop loolu dimbali leen ñu dañuy wax te ñuy wax dafa am solo may leen ñu rek même boo amul sa carte électeur mën a dem voter nga dem seeti ku mën a voter ne ko Ibrahima Ndour dama am ci moom cofeel dimbali ma wotal ko dama am ci Fatou Dupont cofeel dimbali ma wotal ko loolu la ñuy xaar ci yéen ndax gis nga Macky Sall def ñoo jox région lim la ñu jox ñu war a dem xeexi ko mu région boobu leer ci bopp askan bi le diaspora de la région mu may ñu fukki député ak juróom Italie bokk ci département de Sud-Europe am ci lu am solo ñetti député ndawul parti yaa ngay mbal Sénégal bu ci am benn député amul ñun département Sud-Europe ñoom ñëpp ci député yàlla def ñu tànnoon fi ay député yóbbu leen à l'Assemblée nationale du ma ne wote wu ñuy loi parce que gis naa leen ñuy wote ñuy loi def nañu ko parce que itam loolu mooy seen rôle du ma ne aussi amuñu ndombol tànku député xam naa ne am nañu ko waaye ñun gisuñu ci suñu bopp ñun waa diaspora ndax man
ñaan yàlla le soir du 31 ngir ñu fale ñu doon député diaspora pas député Sénégal Réfane laay ciy gërëm kii di tiitaroo dëkkam macha allah mu ngi cee ñàkk ndax fa la ñu juddoo foo taxaw fu ma taxaw tiitaroo Réfane fu ma taxawoo tiitaroo dëkkam waaye nag Réfane falluma Italie ma fal Espagne ma fal Portugal ma fal Turquie ma fal kon ñooñu damaa war di def sama séjour fii la war a open di Sénégal bu liggéey assemblée nationale Sénégal jotee nga dem def ko boo paree liggéey wàññeekuwaat fii topp dëkk yi wooxaat yéen ñi yëpp ñu toog ñu ne lii lañ leen yóbbu assemblée nationale lii lañ leen andi yéen wax ñu li seen liñ leen woon attaque yi ngeen gis ci ñun ak li ngeen woon critique yi ngeen am ci ñun ak yóbbal bu bees bi ngeen di war a jox pour ñu dellu wax assemblée nationale. mu ngoog mu nekkoon rek meeting bi nga xam ne waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ko amaloon nag foofee nga xam ne moo di diwaani Bergamo laata nag ñuy xuus jëm ca meeting bi nga xam ne waa intercoalition wàllu Yewwi amaloon nañ ko ci njeextalu ayu bés gi dañuy dem rek seetaan ba tey ci li nga xam ne rek sénégalais yi xalaat nañ ko ci lu jëm ci élection législative yi. ñu gën a nekkaat ay citoyen rek parce que nag dafay am loo xam ne élage dara àdduna daf ko jarul. Fal dem voté ji jërul xeex jërul xuloo jërul saaga bu fekkee ni ñi nga xamante ni ñooñu la ñuy voteel ñoom ñëpp dañoo bëgg rek defar réew ma ñoom tamit jàpp naa ni waruñu la leen war a réerére du bari kon man daal fi may gën a attirer attention sénégalais yi ñu xam ni le vote c'est un devoir citoyen demal nga xëy xam nga ka nga bëgg ak ka nga am ci moom yaakaar na nga xëy dem voteeli ko def sa devoir citoyen soo paree nga dem delluwaat sa kër xaar résultat yi parce que tamit loolu rek mooy li nga xam ni moom mooy yoonu vote te moom mooy li nga xam ni moom moo ni jariñ beneen bi si des aussi suñu njiit yi nga xam ni tey ñooy sàkku baatu askan wi ñu xam ni su fekkee ni rek defar réew ma moo leen tax a jóg wala jàppale askan bi loolu tamit jërul xeex jërul xuloo jërul ay bakkan di ci tëdd parce que nag wàllu élection yegg na ci benn niveau boo xamante ni ñun ñëpp war nañ ci amaat beneen jàngat dafa naa élage réewu tubaab yi ñu nekk élection dina ñëw ba jàll te sax doo ko yëg campagne dina ñëw ba jàll te sax doo ko yëg kon tamit defe naa ni ñun aussi war nañu commencer di éveiller wu ci yenn yi nga xam ni ñun ñoo ci loru wala boog ñi gën a néew doole ci askan bi ñoo ciy loru te loolu defe naa ni Sénégal du ci gagné mais ñi nga xam ne ñooy sàkku baatu askan bi tamit duñ ci gagné. waa intercoalition Yewwi Wallu ñoom nag amaloon nañu ab forum bu mag ci diwaani Brescia kii di Malla Moussa Fofana bokk ca ñoom jógee nag ba Canada teewee woon na forum gu mag googu mu jot fa def nag ab waxtaan bu am solo ci wàllu koom waaye it naka la diaspora gi rek mën a dugalee loxoom ci développement réewum Sénégal. Malla Moussa Fofana yëkkati na it ay kàddu ci solos élection yi ñu jublu ñu teewlu ko. man la Moussa Balla Fofana jóge woon ba Canada nekkoon invité vraiment waa Italie surtout waa Brescia ñu invité woon ma fii pour ñu waxtaanee sunu réew waxtaanee li nga xamante ne ni ñu ngi ci jëm muy élection législative bi ak solo bi mu am ak taxawaay bi ñu ci war a am donc ma ñëwoon Italie ma gis liggéey bi nga xam ne intercoalition bi def na ko ay nit ñoo xam ne dañu bëgg Sénégal xam ne urgence moo jot ñu ànd ñoom ñëpp nekk benn seetuñu kii lañ investir wala kële lañ investir mais ñëpp ñu ànd nekk benn ñu waxtaanee sunu réew waxtaanee importance su élection yi waxtaanee élection yi ni ñu mën a dimbalee ci problème mu troisième mandat waxtaanee élection législative lu muy représenter ci une république bu nga xam ne dafa bëgg a impacter le changement waxtaan yooyu yëpp ñu amee ko fii may gërëm di sant ñi nga xamante ne nii fekk naa leen fi accueil bi waxtaan bi yëg bi ak taxaw bi vraiment amuma seen fay. am naa mbégte lool te di leen wax dox daje ba beneen di jaajëfal nag ñi nga xam ne dañu bokk ak ñoom liggéey bi mu yeneen parti yi waa parti démocratique sénégalais waa Yewwi Askan Wi ak ñëpp ñu nga xam ne société civile xam nañ importance ce moment bi ñu jokkalante liggéey ensemble. Donc je vous dis qu'on continue le travail, il nous reste encore 2 semaines qu'on ñu continuer wax ak nit ñi surtout wax ak sénégalais yi wax leen importance su élection yi yemul rek ci fal ay député mais dafa yem ci
faire un tournant pour ce peuple sénégalais, faire de sorte qu'au soir du 31 juillet, que le président de la République Macky Sall xam ne il a affaire à une très grande nation qui a compris les enjeux et qu'il est temps pour lui de préparer son départ et de laisser les Sénégalais choisir destin bi ñu bëgg ak nit ñi ñu ko bëggal. Donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen souhaiter véritablement une bonne fin de campagne. Au 31 juillet yàlla defal ñu ndam boo xam ne ëllëg suñuy doom dinañ xam lan lañ defal suñu réew ndax kat li ñuy def ni yëpp defuñ ko lu dul bàyyee suñu doom Sénégal bu gën Sénégal bi ñu fi fekk jaa ngeen jëf. naka noonu gannaaw Brescia waa intercoalition Yewwi Wallu amaloon nañu beneen meeting nag ci dibeer gi ci diwaani Novara lii moo ca jot a ruus. Merci beaucoup à la Diaspora Vision, Alioune Gueye, tête de liste de grande coalition Wallu Sénégal Yewwi Askan Wi. Tey nag ñoo ngi fii ci Novara pour suñu deuxième semaine bu manifestation ci wàllu campagne électorale bi lépp nag nekk lu am solo depuis bi ñu lancé ak point de presse ca Milan ba léegi ñëw Brescia démb avec une rencontre de qualité ñëwaat fii tey à Novara ñun nag suñu façon mooy si nous voulons créer la rupture et l'innovation ñun ñooy jëkk a commencer à travers nos manifestations ñun folklore defuñu folklore tëgguwuñu mais dañuy jël nit ñi waxtaan ak ñoom ci ay débat économique ay débat de qualité parce que loolu mooy rupture suñu bëggee changer Sénégal il faut que ñun ñu wane un exemple changer comportement ñun citoyens yi ñun ñëpp kon ñi ngi lancer un appel askan wi yëpp ñu suivre contrat de vérité bi nga xamante ni nii moom la intercoalition Europe du Sud bëgg a signer ak ñoom te lépp nag ñu teg ko ci dëgg kon foofu lañ leen di woo ñu ngi leen di woo ñu ñëw ànd ak ñun pour situation yii nga xam ne moo xew ci réew mi ñu gaaw jóg taxaw ci defe naa ni tey jii nii pour nga am un passeport du lu yomb kon nag loolu 2012 bi fi président Abdoulaye Wade bi di jógee defe naa ne am na yéene boo xam ne ak projet boo xam ne bàyyi woon na ko muy un deuxième centre de production de passeport au niveau de Rome loolu lépp naax saayal nañ ci ay mbumbaay ak ay investissement yoo xam ni amalul njariñ askan wi kon nag ñi ngi woo sénégalais yi ñu ñëw fekk si ñu am une majorité ba rétablir loolu nga xam ne nii lépp ay exigence la woon de la communauté sénégalaise d'Italie. Merci beaucoup kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah ci yeneen rencontre yoo xam ne nii yu am solo lay doon diggante Bergamo ak Lecco ak Como ak Reggio Emilia ak région Marche ca Ancona jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum waaw man Abdou Karim Ning le coordinateur national de Wallu Yewwi au niveau de l'Italie waaw ñu nekk actuellement di battre suñu campagne noo ko commencé lancement bi à Milan le 10 bañ ci jógee aussi c'était au 16 à Brescia wax dëgg yàlla ñu amoon forum bu rëy boo xam ne maanaam le professeur Bala Moussa Fofana moom moo fa ñëwoon aussi vraiment responsable yi nga xamante ne mooy yu waa Wallu yi ak yu waa Yewwi yëpp ñëw massivement vraiment loolu ba nekk na loo xam ne dal na suñu xel bu baax jàpp na incha allah le soir du 31 septième mois danañ am victoire bu éclatante tey jag ñu nekkoon fii à Novara aussi incha allah ñu fas yéene aussi continuer programme yi incha allah le 23 nous serons à Bergamo aussi à Brescia le 24 aussi à Lecco kon suñu programme loolu la incha allah li ñu gis dal na suñu xel bokkul ak ñoo xam ne gis nañ leen démb ba ñu nekkee à Brescia dajalewuñu fas lu mat 30 personnes ba pare wàññeeku di xas nag maanaam ñi nga xamante ne mooy suñu candidat yi lu concerne Alioune Gueye ba pare ñu wàññeeku nag ne dañuy wàññeeku di fayloo maanaam ku jëlati rendez-vous au niveau de consulat léegi foog nga fay 5 euros lu bokkul ak loo xam ne droit yi nga war a fay ci sa passeport wala sa carte d'identité merci. waaw jërëjëf mbokk yi ñu ngi fii ci Brescia ci forum bi mag bi nga xam ne l'intercoalition Yewwi Wallu organisé na ko fii ci Brescia ñu sant bu baax a baax le comité local bi nga xam ne moom moo ko organisé di sant suñu invité de marque bi nga xam ne mooy le professeur Bala Moussa Fofana expert financier sénégalais bi nekk fële au Canada di sant beneen invité bi suñu frère Ibrahima Niane bi nga xam ne syndicaliste la ak sénégalais yi nga xam ne maanaam tous les militants tous les sénégalais yi nga xam ne jóge nañ fépp ñëw fekk forum bu mag bi nga xam ne def nañ
ko fii ci Brescia muy nekk lu rëy maanaam def politique te doo ci def xumbaay def xam-xam tey li fi professeur Balla Moussa Fofana wax vraiment lépp xam-xam la te lépp suñu yàlla dimbalee ba mu artu vraiment dina nekk njëriñu askan bi vraiment lu mel noonu tamit suñu frère Ibrahima Niane yéex na ñëw waaye bi mu fi ñëw as tuut la ma ci wax nekk du am solo ci wàllu politique migratoire ci wàllu nekk suñu nekkin fii ci diaspora bi donc daal bravo au comité local Yewwi Wallu bu Brescia ci innovation bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci wàllu campagne électorale jàppale ne daal Yewwi askan bi lépp ak wàllu lépp loo xam ne ñu ngi koy def du am mbumbaay xam-xam lay nekk fii ba le 31 ñu am une majorité confortable à l'Assemblée nationale véritablement pour imposer une cohabitation à Macky Sall pour que ñu mën a changer complètement Sénégal commencer redresser la barre en attendant 2024 merci pour cette très belle journée de Brescia forum bi jàll na ñu ngi sant tous les organisateurs jërëjëf. mu ngoog balaa ñuy tëj nag ci li sénégalais yi di fi dund fii ci réewum Italie xalaat nag ci lu jëm ci élection yi El Hadj Kabo tàllal na suñu micro Moustapha Diagne ñu teewlu ko. Sora Vision ci seen liggéey bu am solo bi nga xamante ni yéen a ngi koy def ci kaw askan wi vraiment di ñu permettre ñu am possibilité di wax suñuy xalaat ak li ñu yaakaar alors yàlla def na ñu ngi jëm vers des élections te wax dëgg yàlla am na loo xamante ni. En 2019 defoon nañ ko woowoon nañu Sénégalais yëpp ba ñëpp ñëw ñu toog ñu waxtaan ak ñoom ndax it lieu yi nga xamante ni fa lañ defee élection yi dañ ko war a suturaal dañ ko war a jàpp ba nga xamante ni bu ëllëgee dinañ ko am donc ñuy lancé waat appel boobu à toute la communauté sénégalaise à ce que ñu def nañ defoon en 2019 lors des dernières élections ku ñëw voté dem ku ko defee loolu moo ñu mun a permettre waat encore une fois ren fii nga xamante ni le même lieu fa la ñuy defee waat élection yi ñu joxaat ñu ko ci jàmm donc loolu lay waxaat nañu delluwaat buum ca boy ga donc comme ça au moins saa suñ ko soxlaa rek ñu mun ko amaat donc ñu ngi tàllal loxo communauté sénégalaise bi yëpp ñu jàpp si ku nekk def ni mbir mi sa mbir la su ko defee yàlla dinañu may ñu def élection dugg ci bisimilah. un député c'est quoi d'abord parce que aussi loolu dafa am solo parce que man mënu ma nekk député diw wala député Massamba wala député Mademba député peuple bi la ñu door a doon ndax assemblée réponse su peuple bi li peuple bi soxla foofu loolu lañ fay xaar mais du ma ne man député diw laa rek bu diw soxlaa lii loolu ca loolu lay ànd donc loolu c'est à éviter donc loolu moo tax ñuy ñaax ñi nga xamante ni bu yàlla defee ñoom ñu dem assemblée quand même ñu xam ni peuple bi lañ fa teewal ñu xam ni peuple bi moo tax ñuy jóg te dafa am solo ñi nga xamante nag ñoo fétti ci diaspora bi vraiment dama bëgg aussi ñoom ñu xoolaat seen bopp bañ a topp riir bi nga xamante ni moo am assemblée nationale ñoom ñu xam ne ñun ñoo ñu fay teewal ñun ñu nekk fi ci diaspora bi suñuy problème ak suñuy jafe-jafe ñu mun ñu koo joxeel ci hémicycle bi donc loolu daal yaakaar naa ni laay ñaax ñi nga xamante ni actuellement ni c'est des candidats vraiment surtout nag ñu nekk ci diaspora bi parce que cooli ñun diaspora bi moo ñu gën a intéressé fii la ñu dëkk fii la suñuy intérêt nekk fii la ñu war a défendre suñu population donc la population diaspora bi nga xam ne moo fi nekk député yi nga xamante ni bu yàlla defee ñoom ñu dem ci hémicycle ba vraiment nañ ñu xool bañ a dem def li nga xamante ni vraiment du njëriñu diaspora bi donc loolu daal vraiment maa ngi ciy bëgg ci bàyyi xel bu baax a baax. mu ngoog lépp lu mën a am rek ñu daal di ko def rek ci dal ba coalition yi nga xam ne ñoo jublu ci jongante yi fii ci réewum Italie di coalition Benno Bokk Yaakaar ak intercoalition Wallu Yewwi ñi nga xam ne rek samp nañ leen ëllëg bañ leen falee rek ñu mën a nekk des défenseurs de la diaspora fa li nga xam ne moo di penc ndawi réew mu nekkoon seen numéro bu njëkk ci li ci campagne bi ñeel ba tey campagne électorale bi ni muy jëmee fii nu muy doxee fii ci diaspora bi di gërëm coalition parti yi nga xam ne rek ñoo jëm ci jongante bi ndax rek nu ñu yombale liggéey bi di gërëm El Hadj Kabo bi nga xam ne moo yoroon coordination ak réalisation émission gi di leen gërëm di leen sant ci teewlu gi te di leen jox dig daje ci beneen numéro jaa ngeen jëf.